ak Mouhamed Diop donc Mouhamed Diop xale la boo xam ne fii la yaroo fii la jàngal ne fa ay élèves yu bëri professeur philosophie la woon ba léegi mu nekk un homme d'affaires di dox ci social nag depuis bi mu nekkulee dara ba léegi mu continuer ci social boobu bien que mu ngi ak ay moyens yoo xam ne mën na ci dund moom rek mais dafa gëm social yaakaar ni social boobu moom la war a continuer ñun mu invité ñu ci social boobu. donc social boobu la ñu nekk actuellement ba aujourd'hui ñu xalaat ni dinañ organiser ndogu pour 3 jours yi vendredi samedi dimanche pour préparer plus tard bu koor gi jeexee lancement mouvement bi nga xam ne moom lañ bëgg a créer pour conquérir la mairie de Kër Massar. alors en tant que habitant de Kër Massar donc naka nga gisee ay action Mouhamed Diop ci biir Kër Massar. voilà ni ñu ko gisee mooy c'est quelqu'un boo xam ne ci ay moyens am kese depuis 2 ans mu ngi dimbali ay nit. ci cadre mbënd bi def na ay action ci cadre Covid bi def na ay action donc di jël propre alalam di ko jox nit ñi di def social loolu la nekk ci secteur yëpp ci enseignement même buy jàngal ay xale da leen di jëndal da leen di teral pour mën leen a jàngal coin boo dem fii jéem na fa def dara te ci ay propre moyens seulement donc kooku ñun biñ ko gisee muy dox loolu dañ ni sawar nañ ci dimbali ko et on verra la suite moom daal mu ngi def fu nekk fépp foo dugg fii à Kër Massar nañ la wax ni jaar na fi dimbali na fi nit. aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay delloo nuyu bu baax di la fay di la ziar di wax ne laaj bi ñu laaj am na solo trop et aussi sawar nañ pour kontaan si ngir xam ki nga xam ne moo amal tey ndogu yi tey fii si Kër Massar muy comme ni nga ko waxee Mouhamed Diop l'espoir de la jeunesse di ndaw loo xam ne ndaw lu bëgg réewam la ndaw lu bëgg askanam la ndaw lu bëgg dëkkam bii di Kër Massar la mu jàngee fii amee fi bagam dem université. di diriger mboolem étudiants yi ne Kër Massar doon def seen di kéemtalaay kattan ngir jàppale leen en tant que étudiant mu dem tey ba yàlla def ko tey mu nekk homme d'affaires di yëngatu tey si wàllu entrepreneuriat dem ba am si dara mu ne du ma fàttewaat sama dëkk muy Kër Massar comme ni ko sànq doyen Fall waxee. bi mën ni mi amee mu génne ay propres moyens di dimbale askan wi fii si Kër Massar ba président de la république yëg loolu woo ko palay remercier ko si loolu bu ko neexoon mu yem si li ko yàlla may mu néew mu bëri. mu yokk moom njabootam mais dafa continuer encore si action sociale yi mi def fii si Kër Massar di def si loo xam ne sax kenn yëgut même ñun ñu ko jege sax parfois day dimbal nit ba mu yëf yi sotti sax duñ si xam lu ñu yëg te yàlla kese tax muy def ñu bëri tey engagé wu nañ tey dañu koy jàppale si wàllu politique ngir ay action sociale am kese moo tax ñuy def loolu si moom kon daal nit la koo xam ne bu ñëwaatee tey si weeru koor gi ne damay def ay VSD de Kër Massar vendredi samedi dimanche ndogu wax dëgg yàlla loolu ñun bettuñu ndax si loolu lañ ko xam wax naa la sax ne si mën mi jënd na ay pompe jënd na ay saako ceeb récemment association famille yi nekk fi mbootaay Kër Massar may na leen 1 tonne de ceeb may na leen aussi ay financement pour seen i projet ak seen activité pare non seulement da leen may ay financement pare mais day uti aussi ñu leen jàppale pour former leen ndax nit aussi boo ko joxee xaalis te formé woo ko li nga koy jox daanaka du ko amal benn njëriñ même récemment jeunes yi nga xam ñoo ne fii Kër Massar defan baccalauréat ba pare orienté wu leen université ñu bëgg ay bourse de formation mu tëleen mi ngi def ay link yoo xam ne man xam naa dara parce que maay conseil technique am pour boole leen ak ay structures ñu utalee ay bourse de formation ndax seen développement seen réussite moo nekk le développement de Kër Massar te moom léppam lu mu am pour développement Kër Massar la pour développement Sénégal la ku mel ni kii ne li ñuy wax mooy ku mel ni président de la République nga xam dafa tey jublu tey ndaw ñi wala ndaw loo xam ne tey ku mat a teg loxo la mi ngi nii ndax kii boo ko jàppale nga ay fukki ndaw si gannaawam du moom kese nga jàppale nga ay fukki way jur si gannaawam du moom kese nga jàppale kon na ko teg loxo te xam ne teg ko loxo mooy teg Kër Massar loxo. alors kon ndog yi du loo xamante ne bii daf koy def benn jour rek mais tous les VSD la ba koor gi jeex. tous les VSD la ba koor gi jeex te lépp si poosam lay génnee lépp ay propre forme la. waaw di ko gërëm di ko sant Mouhamed Diop lu mu def nii dafa jafe fii si Kër Massar néew ma amul mais dafa jafe ñu ngi koy remercier bu baax di ko encourager di ko ñaanal suñu borom lu mu def nii lu mu sumb yal na ko suñu borom fekk si ba mu doon ay déw yàlla may ko si wér ak wér sutura ak ñëpp ñu fi fekk fii maa ngi représenté femme de unité 16
waaw fii suñu groupe bi noonu waaw sama collègue yi ñoom ñëpp waaw di ko remercier daal bu baax a baax. lan moo leen gën a neex si Mouhamed Diop. keroog ba mu ñu seetsee mbetteel bu mu ñu njëkk def looloo ñu njëkk neex jour boobu ak li mu defaat tey ndax li mu def ni sarax la lii dafa baax weeru koor nga fekk ay ndimbal nii di ko jox nit ñi loolu tam neex nañ lool trop sax bilaay waaw ñu ngi koy sant daal di ko ci gërëm. donc pare ngeen pour ànd ak moom. ba suba fu mu ñu woo fu ne ñëw wuy si ko di ko ñaanal waaw sincérité am dafa am sincérité ñamee moom daal mu ñëw loo seet si moom lu ne rek mi ngi ki moom waaw dëgg yàlla triché wul dafa leen nga xamante ne tamit gii góor la ñu ngi koy fekk si waaw di ko ñaanal. nga xamante ni moom la Mouhamed Diop indi fii ci Kër Massar mu doon li nga xamante ne vraiment c'est la première fois bi nga xamante ni ñu ngi koy organiser fii au niveau des parcelles yi nga xamante ni ñoo entouré fii nii ci zone bii nii et vraiment c'est une geste à saluer quoi. ñun tamit en tant que jeunesse bi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Kër Massar vraiment gis genre actes yi nga xamante ni Mouhamed Diop mu ngi koy def fii mu doon ay actes yi nga xamante ne acte social la d'abord parce que képp ko xam Mouhamed Diop rek xamee ko ci affaire sociale te wax dëgg yàlla te ñun ndaw yi nga xamante ne tey ñoo nekk fii nii ci Kër Massar wax dëgg yàlla dañ ko ci jàppale ci loolu parce que gis nañ actes yu muy def tout récemment rek wax dëgg yàlla mu ngi fiy def ay actes yi nga xamante ne vraiment c'est à saluer au niveau des femmes qui sont ici au niveau des parcelles vraiment ñu ngi wax Mouhamed Diop la jeunesse est derrière toi amul tiit amul ragal vraiment li nga xamante ne vraiment toog na ñu toog mu wax ñu dégg ñun tam mu wax ñi nga xam ñu tam wax li nga xamante ne tamit vraiment moom lañ engagé wu envers lui vraiment gis nañ ci xel dal na quoi. waaw tey VSD bi dal wax dëgg yàlla jeunesse bi génn nañ xale yi génn nañ en masse rien que rek pour Mouhamed Diop ba maire ba. depuis dégg naa chaque VSD da ngeen di dem ci ay quartiers yu wute ci Kër Massar est-ce que yéen jeunesse bi pare ngeen pour liggéey boobu yëpp parce que yombul quoi. waaw effectivement yombul parce que boo xoolee rek parce que heure bu ne di nga ko bàyyi pour ñëw rejoindre loolu. Vraiment nous on est engagé d'abord parce que le fait que nga engagé ci benn mbir loolu moo leen motiver de telle sorte que fépp fi nga xamante ni tey jii nii sa leader jóg na pour dem foofu rek da ngay ànd ak moom ci loolu. ñun pare nañ jeunesse bi pare na tey jii nii pour accompagner Mouhamed Diop fépp fu mu jëm rek ñun pare nañ pour accompagner ko foofu noonu. C'est un quartier où les gens ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins primaires. Et jusqu'à présent, la population kermassaroise n'a pas encore pu trouver un maire qui puisse être en mesure de faire développer la localité. On est au niveau des Parcelles Assainies. On a comme l'impression que les Parcelles Assainies ne fait pas partie des Kër Massar. Tous les efforts de l'actuel maire sont concentrés au niveau de village et de Aïdomadi. C'est ainsi qu'on a adhéré, on a un projet de société, un projet solide de société et qui pourra faire avancer Kër Massar à travers ces plus de 125 quartiers. Donc vous pensez que Mouhamed Diop est venu à point nommé? Oui, il est venu à point nommé. Il est venu à point nommé. Ça, on n'en disconvient pas. Il est venu à point nommé. C'est la raison pour laquelle quasiment tous les jeunes adhèrent. Parce qu'on est dans un contexte, quand tu parles des politiciens, les gens ils ont exprimé un dégoût des politiciens. Quand tu parles des politiciens, ils disent voilà, ils sont tous les mêmes. Ils ont exprimé un dégoût des politiciens. Donc la situation demande à ce que l'on fasse la politique d'une autre manière. Une politique qui ne sera pas basée sur des promesses. Une politique qui ne sera pas basée sur le faux. Une politique qui ne sera pas basée sur la tricherie, mais une politique qui sera basée sur la vérité. Une politique qui sera basée sur des options et sur un plan de développement social. damay nuyoo di jaajëfal askanu Kër Massar di jaajëfal jàmbaar yi ma wër di leen masawu coono ci soo ba léegi presque ci démb ci guddi ba léegi man ak ñoom ñoo nekkoon ci ndaw ñi presque ba 4 heures 5 heures du matin fi lañ xëddee jóge fi doog a dem bureau nekk ci rendez-vous yi loolu moo tax ñu accusé un peu de retard ñoom ñu dellusiwaat fii bàyyi seen ay ité ku nekk xam nañ ci weeru koor lañ nekk ci weeru woo xam ne temps bu xat lañ nekk ci waxtu préparation waxtu canaliser kër gi waxtu organiser kër gi ci lañ nekk yàlla dogal ñoom ñu bàyyi loolu yëpp ñëw fekk suñu fii nii ngir ñu partager ak waa Kër Massar ngir ñu partager ak ñoom donc li ñu doon def nii tey amul benn lu ci amul lu extraordinaire c'est quelque chose de tout à fait naturel parce que ñun amuñ la ëpp fii nii fii lañ xamee baax fii la ñu xamee baax fii la ñu baax fekk fii la ñu xamee ndeyjoor ak càmmoñ fii la ñu xamee lan mooy engagement fii la ñu xamee lan mooy bëgg-bëgg fii la ñu xamee donc lan mooy patriotisme donc tey bu ñu demee ba am notion loolu noonu day baax ñu dellusiwaat ci base bi partager ak ñoom lii te bu ñu mënee partager ak ñoom lu ëpp lii dinañ ko def mais lii mooy benn bi rek ndax olof moo ne wàññi boo gis ci benn lay commencé donc bi ma ñëwee gis ñoom ñëpp seen taxawaay
ci soo ba léegi may suivre coordination bi ñu ci am di suivre ku ci nekk sa engagement ku ci nekk sa farlu ku ci nekk sa bëgg-bëgg ku ci nekk sa xër ci Kër Massar non pas ci suñu jëmu yi xeebu yi tuuti na lott na ngir mobiliser li fi nekk lépp mais Kër Massar moo leen tax a jóg ñu porter le projet de Kër Massar ñu porter le projet du développement de Kër Massar d'une autre manière d'une autre vision moo leen fi dajale ñun aussi loolu luñ ci mën dañ ko ci def moo waral ñu ñëw partager ak ñoom li am nii tey mu nekk mbégte gu mag goo xam ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem mu nekk honneur boo xam ne ci ñun ak privilège boo xam ne parce que nit yor na lu mu joxe wax naa ko léegi El Hadj Abdoulaye muy sama conseil spécial nee naa ko nit am na lu mu joxe te amul ñu mu ko jox tey kon boo wootee ñu uy si la ci benn mbir boo xam ne ak ñoom ñu ko bokk kon dafa nekk un privilège dafa nekk un honneur loolu nag mu am fu mu àgg trop si ñun mu am fu sori ci ñun fu mu àgg donc mu nekk mbégte li ko tax a jóg nag du lenn lu dul ñun ay jullit lañ d'abord ñu nekk ci weeru jullit muy weeru Ramadan muy weeru partage di weeru njégale di weeru dimbalante di weeru solidarité donc ñun ñu ñëw tey jii ànd ak ñoom ngir partager mu néew mu bari liñ am ñu ñëw ngir ndogoo ak ñoom ñu ñëw ngir saafonte ak ñoom parce que ay nit mënoo nekk ci kanamu ay nit fii ak jege waleen mënoo nekk ci kanamu ay nit pour dimbal leen fii ak xamoo seen coono mënoo nekk ci kanamu ay nit pour indi leen sa ndimbal wala sa solution tant que xamoo seen coono li ma waral ñu ñëw wàcc fii ànd ak ñoom incha allah partager ak ñoom lépp lu ñu fiy def bokk ak ñoom temps bi moo xaw a xat parce que boobu ba léegi maa ngi woon bureau di recevoir sànq ni 18h30 laa quitté suma bureau ba léegi maa ngi woon ci maa ngi doog egsi nii embouteillage bi moo xaw a xat au niveau de Cambérène mais ñun suñu yéene moo nekkoon dogee fii suñu koor tey ba ni may wax ak yow tant dama lekk guñ ko donc ça veut dire que donc ñoom mbégte gi ñuy yëg seen yaram yi ba tax yëguñ coono ñun moom la ñu yëg ba tax yëguñ xiif gis nañu tey ñëpp adhéré moo xam chauffeur clando yi la ba ci garage bi chauffeur tata yi ñoom ñëpp ne projet bi dafa leen neex donc vraiment nga yàgg yëngu ci social comme ni ko jeunesse bi yëpp témoigné mais askanu Kër Massar témoigné la les VSD de Kër Massar nga fas yéene ciblé ay quartiers déjà naka lay demee. d'abord du fii mooy tàmbaliwaay bi fii la commencé parce que fii ci kanam tuuti nii rek muy dibitari foofu lañ fooyee foofu lañ màggee. secteur bi yëpp suñu secteur la fii yëpp suñu secteur la suñu ay yaay ñu ngi taxaw fekkee démb suñu ay tonton ñu ngi taxaw suñu ay mbag ñu ngi taxaw ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo doon tette démb biñu nekkee tout tànk tey buñu ñemee lii amaana ci ñoom la jaar kon tey fii lañ koy commencé mais fii tax koo jóg dina wër Kër Massar incha allah dinañ wër Kër Massar fépp tey foo xam ne am nañ possibilité pour nekk fa dañ fa nekk tey kër gu ñu amoon possibilité dugg nuyoo fa joxe fa loxo dañ ko def incha allah parce que suñu yéene tey mooy Kër Massar am beneen xar kanam fii ci Dakar suñu yéene mooy Kër Massar am li nga xam ne maanaam dëgg-dëgg loolu la mérito Kër Massar am na ay ndaw ak ay mag yu fi nekk yu am jom am na ay góor ak jigéen yu fi nekk yu am jom yu bëgg seen gox yu bëgg seen askan mais malheureusement tey ñi fi nekk nga xam ne ñoo nekk seen kanam wax dëgg yàlla taxawaay bi ñu waroon am par rapport ak ñoom amu ci léegi nag ñun suñ kéem kattan liñ xam liñ mën danañ ko apporter incha allah pour le changement de Kër Massar parce que changement y en aura d'une manière ou d'une autre il y en aura changement donc ñun danañ taxaw pour loolu am incha allah. D'accord, merci beaucoup monsieur Diop. asalaamaaleykum wa rahmatulah. wuy ma wër di waare def ku la gis waaroo gën fexe leen ngeen jàppale ko gis nga kii boo leen ko jàppale jàppale woo leen ko seen bopp ngeen jàppale awa nit ku baax a ngi nii as gor a ngi koo xam ni wallahi wal azim doo ko fëgg mukk fekk muy nelaw mun la damay nelaw mukk kii fëgg naa ko heure bu ne li tax ma këf micro bi ci yow dafa am lu tax kii fëgg naa ko heure bu nekk man fiir naa doomu jàmbur fëgg kii 6 heures du matin mu jug fiir doomi gendarme barki Cheikh Abdoulaat mu jug protéger ma ba lépp baax kii defal na ma loolu gars yi jàpp leen ko man Plan Jaxaay laa jógee xamul ni woon sax ba xam man dinaa ñëw xamul ni woon ba xam dinaa ñëw waaye kii bu woote woon ci baar ba dama ko wax TFM mi ngi nii toog dama ko wax TFM man ak Lamine Samba ñu toog ma ne ko Moustapha Diop bu woote woon ci baar ba man dinaa bàyyi sama yite fekk ko ci baar ba loolu dafa am lu ko waral gars yi awa waajaa ngi nii billaahi boo leen ko joxee seen dëkk bi mu defar ko ba mu baax ndaw la nangu naa liggéey am na jom ko fonke te góor yàlla la te nangu na liggéey te xale dafa ànd ak ndeyam bul dóor saay bul dóor dafa ànd ak ndeyam monsieur le professeur mën na ko yaa ngi ci affaire bi non